Bonsoir à tout le monde. Toutes nos excuses pour ce retard. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ak kontaante dellusiwaat ak yéen ci émission bi nu mel ñu ngi jégalu bu baax ci retard bi nga xam ne accusé nañu ko fu ngeen munti nekk ak ku ngeen munti nekkal dal leen ak jàmm ci suñu page Facebook ci émission bi nga xam ne moom la ñu dippee invité de la semaine tey ñu am mbégte dalal ndaxte loo madame Diop. Bokk ci ADK xëy na ci présentation bi dina ci gën a dikkaat nu mu gën a yaatoo li nu na ma waxtaane bokk na ci démocratie et liberté d'opinion le Sénégal vers des jours décisifs moom tamit aussi dina si ñëw nu mu gën a yaatoo nuyu nañu la madame Diop ñu bàyyi la nga nuyoo ak jamono ji ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci page Facebook. Waaw, bonsoir Omar. maa ngi leen di nuyu. maa ngi leen ndaxte loo madame Diop. di membre ci réseau national des enseignants. bu mouvement ADK. di nuyu sax sama coordinateur national Ibrahima Khalil Ka. nga xam ne mooy coordinateur national. di nuyu Babacar Diop coordinateur national du mouvement. di nuyu sama leader bu mag bi nag Khalifa Ababacar Sall. di nuyu ñi may déglu ñëpp auditeurs yi may déglu waa diaspora ak yéen ñi ma invité yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi am mbégte aussi ci disponibilité bi ñu ngi la ci jaajëfal bu baax a baax puisque dañu accusé retard bu xaw a yaatu dugg ci waxtaan bi. lan la ñu mën a jàpp ci bu ñuy définir démocratie ci réew balaa ñoo dugg ci liberté d'expression ou bien liberté d'opinion lan la ñu mën a définir démocratie ci réew. waaw démocratie su ma ko mënee expliquer xam naa dama koy wax tuuti ci tubaab rek parce que démocratie vient du grec ancien. Demos qui signifie peuple. Et kratos qui signifie pouvoir. Donc mu nekk une forme de gouvernement boo xam ne ni dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. ñi di ko wax sax le pouvoir du peuple. su ma mënee définir démocratie noonu laa koy définir. noonu laa koy définir. est-ce que yaa ngi wax léegi le pouvoir du peuple donc ñu jàpp ne xëy na. àq la ak yelleef boo xam ne manes nañu leen koy delloo ñoom i tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy yelloo. dégguma la bu baax. ma ne yaa ngi wax léegi que ne pouvoir la boo xam ne askan bi ñoom ñoo ko moom kon bu ñu la déggee bu baax àq ak yelleef la boo xam ne des koy delloo askan wi nga xam ne ñoom ñoo ko moom. xam nga démocratie Sénégal nag. il est vrai que respecté nañu ko ci benn anam. maanaam dinañu dem élection. bu ñu demee élection dal di fal suñu njiit. dénk ko alalu réew mi. dénk ko dooleel réew mi. lu mel ni ay police. ay douane OFNAC gendarmerie CREI armée bi lépp ñu dénk ko. ëlbatiku jël kàddoom jox ko ay ndaw réew mi. muy maanaam député yi. ñooñu war a saytu li président bi di liggéey. di ko jottali li askan bi bëgg. yaakaar naa ne démocratie Sénégal nag foofu la yem. donte sax léegi la élection présidentielle bu amee dina am sax ay xaw a njuuj njaaj yooyu. ndax député yooyu ñu ëlbatiku jox suñu kàddu. pour ñu di ñu plaider ci assemblée ba di wax suñuy bëgg-bëgg président bi député yooyu dañu ëlbatiku di déglu président bi ñun suñu démocratie fa mu yem ñoom seen bos dañ ko jël dénk jox ko président de la république ba nga xam ne nii lu mu wax loolu la ñuy wax lu mu bëgg loolu la ñuy def soo waxee ñu ne ñooy majorité su ma la déggee bu baax su ma la déggee bu baax dafa mel ni yaa ngi joxoñ baaraamu tuuma démocratie wu Sénégal
est-ce que mën nañu jàpp ne wala boog ci analyse bu ndaw nan nga jàngatee démocratie wu Sénégal suñu réew. mais démocratie amu fi parce que bu fekkante ne bii peuple bi nga xam ne ñoom ñoo war a démocratie bi mi ngi war a reposer wu ci suñu société. ñun ñu war a jël suñu démocratie bopp di ko xool niñ koy defee. te loolu bu fekkante ne bii amul ñun on dit que ni démocratie amul ndax ñun amuñu baat ci réew mi. te nag nekkuñu ci mbuumu njaam nekkuñu ci ay oppression nekkuñu nag ci nooteel yow boo demee ba nga xam ne ni sa réew amatoo droit wax fa amatoo droit def lenn day daal di doy waar. mais est-ce que dañ leen xañ droit bi est-ce que tamit est-ce que dañ leen xañ droit bi est-ce que nekkul tamit waxin bi lañ ciy sàkku tamit parce que tamit démocratie du lu la neex wax ma ne est-ce que nekkul aussi waxin bi est-ce que dañ leen xañ réellement seen waxukaay wala ainsi de suite. waaw démocratie du lu la neex wax. du lu la neex wax du lu la neex def. am na anam boo koy defee am na anam boo koy waxee. mais est-ce que may nañu droit boobu aussi pour ñu def ko. il y a ça aussi ça c'est un problème. est-ce que may nañ ko Sénégalais yi. melu ñi yeneen dëkk yi c'est le peuple qui gouverne. fu ci mel ni Canada fu ci mel ni Italie fu ci mel ni Angleterre ñooñu population bi lu ñu wax loolu la ñuy wax mais Sénégal gis nañ ne vraiment ak régime bii fi nekk en place man lii ma gis ci démocratie Sénégal actuellement amul woon ci régime yi fi jóge lii moom c'est une première. maintenant madame dama bëgg ñu def benn analyse bu ndaw yaa ngi wax léegi que ne da ngay duut baaraam démocratie suñu réew. mais est-ce que jàppaloo ne aussi askan bi léeg-léeg ñu abuser ci démocratie ak liberté d'expression ba jéggi dayoo. du benn démocratie ak liberté d'expression du benn. ba tey du benn ak liberté d'opinion. liberté d'opinion mi ngi yem liberté d'expression mi ngi yem là où commence le mensonge. parce que liberté d'opinion quand même. yow da nga am sa opinion yow Omar Sow man ma am sama opinion man su ma respecté sa opinion respecté sama opinion. dëgg la. du dëgg. du lu ma neex wax du lu ma neex def. mais ci anam bi aussi. su ma respecté sa opinion respecté sa opinion. liberté d'expression nag du benn. opinion dafa am expression am. moom moo laa lay wax ne la expression mi ngi yem ci fi nga xam ne nii. ku waxul dëgg wax lu ca gannaaw dëgg. ku waxul dëgg wax la ca gannaaw dëgg. dama jàpp ne nag Sénégal nit ñi toll nañ ci moment bu nga xam ne nii war nañu wax ku ci nekk war ngaa wax lii sa xalaat lii sa ak sa yelleef ci dëkk bi. mais bu fekkente ne bi loolu yëpp mais ñu bañ ci abuser aussi. non du ñëpp ci abuser wu du ñëpp ci abuser wu. soo déggee mais de manière générale madame. Non, je ne suis pas d'accord, Omar, je ne suis pas d'accord. Du ñëpp ci abusé wu. Parce que quand même, au Sénégal, nit ñi, ils sont civilisés. Nit ñi, dañoo civilisé nag dafa ñu dina jàpp leen. Ba lu leen neex def lu leen neex wax. Nit ñi aussi jàng nañu. Maintenant, madame, dama bëgg ñu def benn analyse bu ndaw aussi. Xëy na ci loo xam ne mën nañu ko jàppee abusé ci wàllu démocratie. Par exemple, ñi nga xam ne dañu bëgg organiser marche ci kaw Ousmane Sonko. ci jamono yi Covid-19 ñu leen koy tere ñuy xeex wala ñuy kii di jàpp ne dañu leen xeeñ seen démocratie nan nga jàngatee loolu. ñooñu noonu. soo gisee couvre-feu bi ñu def yëpp. boo gisee li ñu def yëpp pour interdire marche yi la ak leneen. ci période Covid bi. il n'est pas dit que ni. ñi ànd ak Ousmane Sonko rek lañ jàpp ñi ànd ak Ousmane Sonko rek jàpp nañ ñeneen ak ñeneen du ñooñu rek lañ jàpp ñoom ba ñu taxawalee couvre-feu di yokk dañu war a xam ne am na lu nar a xew peut-être que kaawu Ousmane Sonko bii dafa nekk loo xam ne nii rek daf ci juux mais régime bii fi nekk en place kenn du jàkkaarloo ak ñoom suñ la mayee pour nga marche aussi suñ la ko accordé su ngeen di dem ñu di leen di yónnee ay armée bi di tegu seen kaw loolu ci démocratie la. non mais madame bu ñu la permettre pour nga def marche
il est normal que ñu encadrer marche boobu noonu pour mu bañ a déborder. ah xanaa loolu ku nekk encadré marche bay sotti nit ñi ndox mu tàng di leen sànni lacrymogène di leen dàq ñuy dem. non bu fekkee débordement amul kenn du la sotti ndox kenn du la sànni lacrymogène. débordement du am nit ñi xam nañ seen bopp ils sont assez civilisés à tel point que su fekkante ne bii déposé nañ seen demande ba ñu autoriser leen seen marche li ñu war a def la ñuy def dem ñibbi mais bu fekkante ne bii da nga dans la demande par exemple dañuy préciser que ne boo jógee point E fii nga war a yem buntu RTS wala boo jógee fii nga war a yem wala boo jógee fii nga war a yem. Maintenant est-ce que bu fa débordement bëggee am est-ce que laajul aussi ñu encadré waat marche bi. d'accord naa bu débordement naree am. ñu encadré waat marche bi mais ñoom dañ dul xaar débordement Omar. mën nañ la may sax mën nañ la autoriser sax ñu def nañu ko ba tàyyi def nañ ko les femmes khalifistes dañ lay autoriser ba nga yaakaar ne noonu la ba nga commencé ñun am nañ suñu benn marche bu nga xam ne nii dañu ne. ñu ngi war a yem dañ ne ñu ngi war a déparé RTS. déparé RTS jaar dugg biir Médina pour teere si monument de l'Obélisque. mais ñun dañu commencé RTS rek RTS la ñu commencé rek lacrymogène ya départ. ñun jigéenu ADK yi ñu àndaloon suñu benn camarade ñuy tété la vigilance et la promptitude de DJ Paul Coly kon ñun jigéen ñooñu keroog du ñu yegg si. lan moo sabab lu woon lacrymogène yi jóg. lan moo sabab lu woon lacrymogène yi jóg lan moo ko sabab lu woon est-ce que dañu toog rek di sànni ay lacrymogène. marche bi lañ doon bañ. marche bi lañ doon bañ est-ce que dinañu ko autoriser aussi. mais mooy li ma la wax Omar fii ñaata yoon lañ fi autoriser nit. marche ba pare te marche ba yeggul wala ñu fomm ko. am na fi ba tey est-ce que yow par exemple ak xëy na expérience bi nga def ci marché ak yooyu yëpp est-ce que sa xel may na la jamono ji ñu toll nga yaakaar ne xëy na boo bëggoon marche par exemple le préfet ou bien le gouverneur de Dakar dina la ko nangul. non actuellement ak Covid bi sax comme dañuy interdire rassemblement yi et tout. comme dañu interdire yëpp. man bu marche doon am sax duma génn. ndax nag tam bëgg naa sama santé bopp bëgg naa sama santé yaram. Covid bi mi ngi fi day rey nee nañ bu kenn demandé moo waral lii ak lii ak lii nañ toog. internet bi mi ngi fi. réseau yi mi ngi fi lu ñu bëgg a wax lu ñu bëgg a yuuxu lu ñu bëgg a def mën nañ ko fi def. jarul marche. bu fekkee ne yow boo marché ñu koy bëgg a def lu la neex. wala du yegg nga bañ ko def te toog fi nga toog def li ngay def. maintenant ñi koy bëgg a def jàpp ne dañu leen xañ seen démocratie wala seen liberté d'expression xëy na est-ce que ñooñu aussi xañ nañu leen seen démocratie ci moment bi ñu toll. ci moment bi ñu toll. man dinaa ne xañ nañ leen ko ndax xam nga lu tax fi ñu toll nii yow fii ñu toog nii di wax man ak yow sax bu leen neexoon ñu def ñu sous écoute jël suñu bu ñu waxee loo xam ne nii waruñu ko wax. loolu xañ nit ki ak xam ak yelleef la ci démocratie. amoo droit wax dara aw ma droit wax li ma sentir sama opinion aw ma droit wax ko. ci loolu la ci xañ yelleef nit ki la bokk. ci la bokk fi ñu toll nii les gens ont peur kenn ñemewut a wax soo looy def da nga koy wax looy def da nga koy xam looy wax da nga koy xam. dëkk bi fi ñu toll nii dara wóoru fi dara démocratie moom dañ koy dégg nii rek mais moo liberté yëpp ñoo yem dañ koy dégg nii rek mais gisuma ko fi alors léegi yaa ngi tudd assemblée nationale yàggul dara député yi amaloon nañu fa séance ci lu jëm ci levée immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko xëy na ñenn ñi jàpp nañu ne dañu salfaañe yoon ñenn ñi jàpp nañu ne dégluwuñu leen am na ñoo xam ne bi ñu demee ci commission ad hoc bi la ñu jot a démissionné ku si mel ni Guirassy parce que ñoom dañ ne dégluwuñu leen te mënuñu nekk foo xam ne dañu fay kaasal nit te duñu leen déglu est-ce que jàpp nga ne loolu lépp dañu salfaañe seenu ak seenu yelleef. dañu salfaañe seen ak seeni yelleef. waaw parce que levée immunité parlementaire bu président Ousmane Sonko posé na problème. vu la procédure yi nga xam ne moom la ñu piétiner ci principe les plus élémentaires à respecter
loolu ñoom waruñu ko def ndax nee nañ comité ad hoc bi nga xam ne nii moo waroon a jël 11 à 12 personnes 9 jël ko wala 7 kooku c'est à revoir man wax nañ ma ne ma j'ai vu quelqu'un hier bu ni ma 90 personnes ont voté 9 au lieu de 11 membres le nombre de députés 9 au lieu de 11 membres ñoo d'accord kon loolu poser na problème ça pose problème mais est-ce que loolu moom moo xewoon assemblée ah ñoom la engagé ñun dégg rek lañ ci am ak informé wu dégg lañ ci am ak informé wu xamuñu dëgg la xamuñu du dëgg xam nañ ne daal am nañ ci ñu nga xam ne nii ku ci mel ni Mamba Girassi ku ci mel ni bon peut-être que bu fekkante ne bi am na ñoo xam ne nii d'accord ñu woon ci vote bi Aïda Mbodj lay doon Mamba Girassi lay doon ak Cheikh Bamba Dièye non ban vote yëkkati immunité parlementaire bi wala commission ad hoc bi vote immunité parlementaire bi non vote immunité parlementaire bi 90 ñoom ñoo voté oui par exemple kenn moom moo ci voté non mooy Bara Dolly kenn moom moo ci s'abstenir waaw kenn moo ci s'abstenir bañ a voté loolu moom moo xewoon ci assemblée nationale kenn moo ci s'abstenir bañ a voté au fait s'abstenance bi waaw donc loolu moom mooy statistique yi génnee assemblée nationale waaw xam nga tamit des fois nit ñi génn joxe des informations yoo xam ne par exemple li xewoon ci commission ad hoc bi ñu génnee gis nañu ay député yi nga xam ne dañu nekk si xujja politique gi def seen déclaration mu wuteeg lool li nga xam ne moom la ñu mën a jàpp ci député yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci majorité bi maintenant est-ce que ku ci nekk tamit doo xëy na ci sa analyse bopp nga jàpp ne xëy na lii moom moo xewoon ci biir commission bi xam nga farak ñàkkaa farak nguur gi ñàkkaa farak waa assemblée majorité bi du tax nga def wala nga wax loo xam ne nii tam du yoon boo xam ñàkk farak ñoom wala ñàkk ànd ak ñoom taxul nga wax loo xam ne nii du dëgg dëgg la wala du dëgg donc ñoom man su ma xoolee immunité parlementaire Ousmane Sonko niñ ko dindee si j'ai bien compris su ma xoolee bu baax niñ ko defee dafa mel ni loolu lañ doon xaar ñoom loolu lañ doon xaar pour mën a def lu ñuy def ndax ñoom ñoo am majoritaire dañ koy wax ñun ñooy majoritaire ci assemblée ba lu ñu neex la ñuy def lu ñu neex la ñuy wax mais lan moo tax ñu war ko xaar je ne vois pas pourquoi ñu war ko xaar ñu war a xaar lan ma ne je ne vois pas pourquoi ñu war a xaar waaw je ne vois pas au fait ma ne je ne vois pas je ne comprends pas pourquoi nga ne dañu ko war a xaar xaw ma dañu ko war a voilà je ne comprends pas li nga bëgg a wax foofu ñoom laa wax ñoom ñu dama ne immunité parlementaire bi ñoom dafa mel ni loolu lañ doon xaar majorité bi loolu lañ doon xaar pour def li ñuy def loolu lañ doon xaar pour def li ñuy def maanaam mooy li ñu bëggoon a def Ousmane Sonko def nañ ko léegi madame Diop est-ce que tamit vous ne trouvez pas normal ñu yëkkati immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko ngir mu mën a dem wuy ji yoon leeral mbir mi est-ce que loolu aussi tu ne trouves pas normal ça dès l'instant que accusé nañ ko quelque chose il est normal que comme il était protégé par ça il est normal que ñu lever ko pour mu dem wuy ji loolu moom tout le monde est d'accord là-dessus buñ ko lever dafa war a dem wuy ji mais maa ngi koy dégg moom mu naan suñ ko lever ci anam biñ ko war a yëkkatee dina dem buñ ko yëkkatiwul ci anam biñ ko war a yëkkatee du dem mais anam bi ñu ko war a yëkkatee ak anam bi ñu ko warut a yëkkatee est-ce que loolu aussi xawuta lëndëm parce que ñun ci li ñu jàpp ne moom moo tukkee ci commission ad hoc bi mooy woolu nañu Ousmane Sonko pour mu ñëw xëy na ñu déglu ko mu war a mën a bokk ci rapport yi nga xam ne moom la ñuy jébbal assemblée nationale alors non seulement il a refusé ba pare ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon xëy na ñoom ñoo nekkoon ci kii bi dañu démissionné woon donc commission bi def nañu seen liggéey yëkkati rapport bi jébbal ko assemblée nationale voté li nga xam ne moom mooy yëkkati malaanu kiraayam waaw moom malaanu kiraayam nag buñ ko yëkkatee te moom demul nag moom la engagé nag wax dëgg yàlla
député moom buñ la dindee buñ la muuree sa malaanum kiiraay li la war mooy buñ la soxlaa da ngaa war a dem wuy ji da nga war a dem wuy ji loolu mooy li nga xam ne moom mooy dëgg loolooy dëgg. Alors est-ce que yow jàpp nga ne ci doxalinu il n'était pas au complet commission ad hoc bi nekkul woon au complet xam naa peut-être looloo tax mu sukkandiku foofu pour bañ a dem wuy ji tam. ok léegi est-ce que yow jàpp nga ne xëy na commission ad hoc bi ni ñu liggéeyee ak li ñu jébbal xëy na assemblée nationale est-ce que da nga jàpp ne dañu fa salfaañee ak yelleef Ousmane Sonko ba tax mu war a mën a ne ñett ne moom du dem wuy ji. dañu war ne. c'est-à-dire commission bi rapport bi ñu def liggéey bi ñu def jébbal ko assemblée est-ce que boo ko xayma est-ce que da nga jàpp ne dañu salfaañee ak yelleefu Ousmane Sonko comme ni mu koy waxee moom. je ne trouve pas. je ne trouve pas dans la mesure où ñoom waa commission ad hoc mëtuñu excuse-moi dama bëgg a wax ne Ousmane Sonko il est dans ses droits dama bëgg a wax ne il est dans ses droits dans la mesure où lële commission ad hoc bi mëtul wax dëgg yàlla moom jàpp na ne nekkul en position dem wuy ji ci sama gis-gis daal noonu laa ko gisee. ok maintenant ñu ngi wax que ne xëy na yëf yi complot politique daf ci am ci affaire Ousmane Sonko bi yow nan nga ko jàngatee est-ce que da nga jàngat ne par exemple complot politique daf ci am bu dee noonu nga ko jàngatee fan nga ko teg wala bu fekkee ne aussi complot politique amul ci yan base nga ko teg également. ñoom ñi ngi wax ne complot politique amu ci mais man je dis que complot am na ci. Si vous avez constaté, par exemple, tey jii ci dimanche bi tous les télés sont occupés par les hommes du régime. Tous les télés sont occupés par les hommes du régime pour une affaire bi ñuy wax ne c'est privé. Donc ñoom accepté nañ politisation bi ñu ngi koy politiquer. Dès l'instant que ñu ubbi immunité parlementaire ñu dindi immunité parlementaire bi rek RTS TFM i rajo i média fépp fu ci nekk. yaa ngi fa gis les gens du régime ñoom ñoo fa nekk di expliquer lu ñuy expliquer yow bu fekkante ne bii da nga ne du complot yow kay bàyyi noonu rek et tu laisses la justice faire son travail. mais débat équilibre la nag très franchement parce que daanaka plateau boo dem bu fa Ousmane Sonko nekkee opinion publique bi lañ bëgg a brouiller seen xel nag te loolu mënuñu ko les gens savent ce qui se passe au Sénégal xam nañ ko mënuñu leurrer nit ñi. mënuñu def li ñuy def ba pare bëgg occuper rajo yeeg télé yi pour di wax loolu mënul ne. non mais occuper rajo yeeg télé yi ngay wax noonu madame moom laa bëgg ñu taxaw si tuuti parce que aussi fu ñu gis waa Macky Sall waa Ousmane Sonko ñu ngi si wet gi tamit donc je ne vois pas occuper télé yi rek toog. waa Ousmane Sonko ñoom ñoo ko jëkkee parce que nag wax dëgg yàlla yow kii Omar Sow tey jii soo nekkoon sama leader tey jii ñu laal la dinaa jóg. Ousmane Sonko ay nitam biñ laalee Ousmane Sonko dañoo jóg Macky Sall waxoon na leen ne leen bu ñu waay ma ne Macky Sall daf leen waxoon ne leen bu ñu intervenir loolu la leen waxoon bu ñu intervenir te terewul ñoom intervenir ne xoolal waaye Ousmane Sonko jigéen Ousmane Sonko yi ñuy jàpp xoolal ñi ñuy jàpp ñëpp loolu pour lan la ci lu mu bokk loolu yëpp xam nit ki ak yelle comme la de moi je dis que démocratie bi ak liberté d'opinion bi c'est venu à son heure dafa yegg si ci moment bi nga xam ne nii sénégalais yi dañ ko soxla dañuy soxla xam li xew ci dëkk bi alors justice bu ñu koy wax ci liberté d'expression ou bien liberté d'opinion ak démocratie ak yooyu yëpp ban rôle la ci justice war a jouer selon vous. justice daf fi war a nekkal ñëpp. justice ñun justice daf ñu war a protéger dafa war a protéger askan wi.
mais justice boo xam ne ni yow pour benn nit nga li la kenn nit kooku wax loolu ngay def lu mu waxul du am justice bi war a protéger nit ñi justice boobu mooy wàcc ci tali bi di faagaagal nit ñi di leen nasaxal di leen néewal doole drôle de justice ban justice la ñu ne ban pays la ñu ne justice boo ko déggee dafa war a aar askan bi ñun dañu war a protéger bu ñu protéger wu nag ñu jéem a protéger suñu bopp léegi boo jéemee protéger sa bopp ñu ne du fi amee loolu mënul ne. taxawaayu ci loolu laa bëggoon ñëw taxawaayu askan wi ban taxawaay nga jàpp ne moom la askan bi war a taxawee xëy na ci xeex seenu ak seenu yelleef. ban taxawaay askan bi de fi ñu toll nii ku yabu aar sa bopp. ku yabu aar sa bopp ndax nag man Sénégal lii ma fi gis nee naa la ca njëlbeen amee fo woon ci régime yi fi jóge léegi moom ki ñu war a aar ki ñu war a protéger defatu ko ñun nañ ko defal suñu bopp askan bi nañ jëlee seen bopp leur vie en main tey xaar nag te xam ne li leneen a ngi ñëw de. mais nan ngeen ko mën a jëlalee seen bopp. nan ngeen ko mën a jëlalee seen bopp. mënuñu à chaque fois te lii nii sax suñ ko bàyyee mu jàll Omar yëf yi day gën a empirer Sénégal li dal di yàqu suñu bàyyee lii mu jàll def nañ ko Karim Wade mu jàll ñu def ko Khalifa Sall mu jàll ñu def ko Ousmane Sonko bu ñu bàyyee mu jàll Sénégal duñu xam ban Sénégal la ñu ne xoole ñi fi jàpp dernièrement ñëpp xoole ñi fi jàpp rek xoole ñi fi jàpp ñëpp ci activistes yi ak ñoom seen suñu bàyyee lii mu jàll du baax. mais est-ce que ñoom aussi est-ce que mënuñu jàpp ne xëy na liñ leen jàppee lu jaadu la est-ce que jàppuloo loolu. lu jaadu la c'est parce qu'ils sont du côté de Ousmane Sonko rek loolu kese la ils sont du côté de Sonko loolu rek a tax ñu jàpp leen du leneen loolu rek la fi ñu toll nii ku wax waxu Sonko ñu yóbbu la bëgg nañ ko toroxal bëgg nañ ko xañ xam nañ ne c'est un leader boo xam ne nii il est très écouté te du n'importe qui dans ce pays xam nañ ne Ousmane Sonko présent na ci arène politique bi bëgg nañ ko kii yëpp ñoom bëgg ñu opposant bëgg nañ ko faagaagal. alors yaa ngi wax léegi que ne xëy na da nga yow ci ñuy jàpp ne complot politique la mais ci wuy ji Ousmane Sonko bi dama bëggoon ñu xaw ci taxaw tuuti su fekkee ne yëkkati nañu malaanu kiiraayam te xëy na loolu lañ doon xaar def na réquisitoire ne mu bëggul juge yi nga xam ne ñoom la cité ci point de presse am ou bien conférence de presse am que ne bëggut ñu àtte ko ñu bëri jàpp ne mu ngi ci droit am ñeneen ñi jàpp ne xëy na du lu la neex rek loolu ngay imposer wala lu la neex rek loolu ngay laaj yow ban jàngat nga am ci loolu. su fekkante ni bi juge yooyu ñoom ñoo ko war a juger su fekkee juge yooyu ñoom ñoo ko war a juger ñoom lañ fi teg pour ñu juger ko il faut que mu dem wuji bu demul de gré ou de force dinañ ko jëli. su fekkante ni bi juge yooyu lañ fi teg mu ñoom Bassirou Gueye et consort procureur ak ñooñ su dee ñoom ñoo ko war a juger dina dem wuji dès l'instant que fi ñu toll ni amatul lenn lu ko protéger dina dem. xamoon nañ ne d'avance il avait gagné la bataille d'opinion duñ ko bàyyee noonu. De c'est un candidat sérieux pour 2024 donc nu ñu mën a def pour xañ ko dinañ ko def ñoom dañ koy wax. ku leen bëgg a baare ci seen yoon dinañ la faagaaga dinañ fexe luñ la taxal mi ngi noonu nag Ousmane Sonko nag vraiment moi je dis qu'il est tombé dans un piège boo xam ne nii waroon naa def nag war ci woon a daanu dara. xam naa ne son arrestation c'est pour bientôt. ragal naa ñu jëlee ko de. yow loolu nga jàngat ci yëf yi daal. dama xam ne kat lii ma gis nii. ils vont tout faire pour l'écarter. mais est-ce que bu wujjee tamit du gën a yomb ci moom gën a yomb ci sénégalais.
est-ce que bu wujjee tamit du gën a yomb ci moom gën a yomb ci sénégalais yi. su wujjee. waaw est-ce que du gën a yomb ci moom man gën a nag yomb ci sénégalais yi. moo doon gën a yomb ci moom nag gën a yomb ci sénégalais yi. mu dem wuy ji tranquillement moom moo gën. mais mu wuy ji ak ñu jëli ko yëpp ce sera la même chose. sénégalais yi li ñu war a def dinañ ko def surtout ceux qui sont de son camp. moom li leer ba leer mooy jàppal ne suñ ko jàppee mooy problème dana am. xaw ma dañ koy entendre bàyyi ko xaw ma dañ koy entendre jàllale ko. du tere. ñi farak moom def li ñuy def. fii kuñ fi jàpp sa leader nga jóg. kuñ fi jàpp sa leader nga jóg. kuñ fi jàpp sa leader nga jóg. ban jàngat nga am également ci ñi nga xam ne dañu doon wax que ne Ousmane Sonko bu demee wuy ji yoon da koy teg loxo ci wuy ji gu njëkk ga. ci wuy ji bu njëkk bi ñu ko doon woo ñu bëri ñu ngi doon wax. naan bu wuyjee bu demee yoon da koy teg loxo. ban jàngat nga am ci loolu. non boobu moom lecture bi ma ci am mooy fa mu position ba mu campé wu c'était la meilleure. Parce qu'en tant que député, quand même, on lui doit respect. Donc, tant qu'il jouit de son présomption d'innocence, warul dem wuji. Warul dem wuji. Maintenant, biñ ko dindé là nak dara protéger ko mëna dem wuji. Alors, nan nga jàngatee taxawaayu société civile bi ci problème bi nu mel est-ce que dañu tëddee njaaxanaay wala tëddeewunu njaaxanaay mën nañ ci citer également Guy Marius Sagna mi nga xam ne jamono ji mu ngi ci loxo yoon Clédor également mu ngi ci loxo yoon Assane mu ngi ci loxo yoon nan nga jàngatee également arrestation yooyu noonu yëpp. man ni ma ko jàngatee parce que tout simplement leader yooyu on cherche à les nuire. C'est des leaders qui sont écoutés te yaakaar naa ne dinañu arrêté waat ñeneen sax ndax wax dëgg yàlla ku mel ni Guy Marius Sagna mi doon wax ci impérialisme ak néo impérialisme bi France naroon ñu teg ku mel ni Clédor mi doon wax ci pétrole bi Assane Diouf moom on comprend que sax c'est un insulteur public mais ñooñu ñëpp ñu arrêté wax dëgg yàlla on cherche à les nuire. On cherche à les écarter. te loolu nag wax dëgg yàlla ñooñu li leen war rek la ñu def. Nous sommes dans un pays de droit ci li ñu yaakaar chacun a le droit de s'exprimer chacun a le droit de dire son opinion bu fekkante ni bii dañ leen nag non doo ko fi defee wala doo ko fi waxee loolu nag day daal di poser problème kon dinañ jàppaat ñeneen dinañ leen jàppaat kan mooy nekkaat le prochain. ñii ñu jàpp nii ñu ngi nii boole ci dàmbuj. ñu ngi nii boole ci dàmbuj. dinañ jàppaat ñeneen ndax bu fekkante ne bii ku wax ñu jàpp la ñeneen dinañ débat. te jot nañu ne G20 dañu war a grève ndax loolu aussi. waaw G20 foog ñu jóg nag soutenir nag c'est notre collègue nag. c'est notre collègue bu dul woon dara sax askan bi dañu war a jóg soutenir ko waxatuma nag. comme appartenir à la famille enseignante. taxawaayam ci affaire Sonko bi nan nga ko jàngatee en tant que enseignante. en tant que dëgg rek la ci wax dëgg lim ci war a wax rek la ci wax lim ci war a def la ci def dàmbo injustice moo baaxul ci réew. baaxul ci fenn sénégalais bëggul injustice. lim ci taxawee rek la ci taxawee vraiment man gisuma fiñ toll nii dàmbo rien que pour lui. tous les enseignants dañu war a jóg soutenir ko ñëpp dañu war a former un bloc derrière lui. dañ ko war a soutenir. alors nan nga jàngatee jeunesse bi ñu yor actuellement ñenn ñu bëri li ñu leen di reprocher mooy xamuñu lan mooy seen ak seen yelleef moo tax ñu koy salfaañe est-ce que yow jàngat boobu nga ci am wala amuloo ci jàngat boobu. la jeunesse. waay la jeunesse. la jeunesse nag ma wax la benn affaire sur la jeunesse. gis nga la jeunesse d'aujourd'hui ñoom ñëpp man je les respecte parce que jeunesse su léegi dañu xam li ñu bëgg xam li ñuy def ak fa ñu jëm
parce que ñoom ñëpp a jàng ñoom ñëpp a jàng jeunesse su léegi defuñu xam nañ luy seen ak seen yelleef xam nañ lu ñu war a def ak lu ñu warta def xam nañ lu ñu leen tere ak lu ñu leen warta tere ñoom ñëpp wax dëgg yàlla la jeunesse la jeunesse joue un rôle important ici au Sénégal ñu ngi ci jouer rôle bu am importance wax dëgg yàlla mais bu ñu demee bay salfaañe seen ak seen yelleef est-ce que nekkul aussi xëy na dañu réeree mbir li ñu yor ci seen loxo wala waaw bu ñu demee ba di leen xañ seen ak seen yelleef mooy ce qui se passe à l'université ces temps-ci chaque jour nga gis grenade ya dugg fa police ba dugg fa parce que aussi li ñu bëgg def bëgg ñu leen bàyyi ñu def ko ne leen bàyyi ñoom aussi nee naa la ci démocratie lañ ne bu ñu nekk ci démocratie ñu wax ñu am nañ droit manifester am nañ droit exprimer wu am nañ droit joxe seen point de vue loolu yëpp nag ko la ko xat nag bu ñu demee nag ba buumu jaam nag ak ndooteel war a dellu siwaat dañuy riposter nag nit boo ko sësee ba ci miir su boobaa nag mu ëlbati ko jàkkaarloo ak yow. alors yaa ngi tudd léegi université bu Dakar mu mel ni dafa soppi xar xanam ndax gis nañu fa ay armes yu bees yoo xam ne dañu ko fekk ci ab néeg est-ce que bokk na ci li nga doon xaar ci bërëbu jàngukaay bërëbu sàkku xam-xam. loolu moom kenn xaaru ko fa kenn xaaru ko ci bërëbu jàngukaay et loolu sax man je dis que c'est formanté de toutes pièces loolu du étudiants yi ñoo ko fa dugal loolu noonu du étudiants yi ñoo ko fa dugal am na benn vidéo bu ma jot barki démb benn étudiant bu wax ne am na benn leader politique bu fa ñëw à 2 heures du matin dugg ci benn néeg moom moo fa def yooyu et le lendemain bi ñu xëyee police dafa def descente université pour génne yooyu kon kay c'était prémédité du étudiants yi ñoo ko fa def ñooñu dañ fa ñëw pour jàng ñëw ñu fa pour xeex ñëw ñu fa pour guerre ak kan lañ koy defal sax ak kan lañ koy defal université kay ku ne xam ne xale jàng lañ fay def ñu fa leneen mais buñ fa gisee loolu moom dafa jarul woon sax nag wax dëgg yàlla ñi di ko sax médiatiser parce que xam nañ ne nit ñi gëmuñu loolu du dëgg loolu moom dañ ko sos. alors madame Diop suba mooy lundi xëy na ñu ngi ñaan yàlla dugg ci semaine boo xam ne semaine bu calme lay doon waaye est-ce que fi dossier Ousmane Sonko bi toll mën nañoo xaar semaine bu calme ci semaine bi ñu dëtmal. tout dépend ci justice bi rek ni muy doxale tout dépend ci justice bi ni muy doxale su fekkante ni bii Ousmane Sonko ñoom bu leen neexee tey ci guddi sax mën nañ koo jëli. mën nañ xaar ba couvre-feu bi commencé ñu dem jëli ko kuy génn suba nag la ñuy yëngal dëkk bi semaine bii moom bu ñu xaar ne dinañ am semaine bu calme moom ci biir dëkk bi moom ku yóbbu jël sa matukaay gaw ma ko de. alors lan ngay xaar ci justice sénégalaise bi. justice sénégalaise de moom moo ngi noonu rek ndax man justice sénégalaise man dama leen a weddi ca kaawu Khalifa Sall. ca Khalifa Sall laal justice sénégalaise waaw moom daal amuñu justice daal Macky Sall moo am justice am la lu ko neex la ñuy def lu ko neex la ñuy wax population bi amul droit ci leen. alors jërëjëf daanaka xëy na li ñu cëraloon ci waxtu li ci des néew na lool waaye dañu bëgg a juste ñu évoquer ci affaire vaccination bi. donc gis nañu ne Sénégal jot nañu seen dose bu njëkk li takku ci population bi nag ñu ngi naan duñu vacciné wu ñenn ñu ngi wax le contraire ban position nga ciy jël ak ban conseil nga ciy jox ndawu Sénégal ak ñi dëkk Sénégal yëpp. waaw vaccination yi moom maa ngi dégg docteur Badiane nee na 10 000 doses déjà administré nañ que ñaari région ñoom ñoo jotagul woon muy Kédougou ak Tamba et que lundi ñoom dinañ jot seen livraison. man bindu naa ci plateforme bi. bindu naa ci plateforme bi te li may wax sama mbokk yi askanu Sénégal mooy dem leen ngeen ñàkku ji. dem leen ngeen ñàkku ji ndax Covid bi mi ngi fi mi ngi rey te bu fekkente ne bi loolu moo ñuy aar. ne nit ñi dem ñàkku ji
les personnes à comorbidité ñoom ñàkk nañ leen les personnes âgées ñu ngi leen di ñàkku gouvernement bi ñàkku na député yi ñu ngi ñàkku askan bi nañ dem ñàkku ji ku jël sa dose xaw a am tuuti kii sax Covid bi mi ngi fi de ça tue day rey moom dëgg yàlla mi ngi fi man li ma xam ci ay nit ñu ma jege ñu mu dal wala ñu mu rey bari na kon bu fekkante ni bi yàlla def na nit nag loo ko contre bu defee prouesse wax ko su fekkante ni bi vaccin yi parmi les 6 pays yi nga xam ne ñoo ko jëkk am Sénégal bokk na ci que ni fexe nañ bañ ñëw xamuñu nag ndax danoo may wala ndax danoo don wala danoo jaay dès l'instant que vaccin yi ñëw nañ fi nañ dem ñàkku ji waaw nañ dem ñàkku ji daal loolu laay wax ni est-ce que bañ gi nga xam ne moom la askan gi bañ aussi mënuñu ko tëral ci manque d'information bu mat sëkk boo xam ne xëy na jóge na si communication bi dès le départ la faussé ci vaccin yi loolu moo tax nit ñi xaw a réticent tuuti ay dinaa dem ak duma dem su fekkoonte ne bi joxoon nañ ñu la bonne information communication bi jaaroon na yoon kon vaccin bi bu dikkee nit ñi dinañ dem vacciné wu sans problème mais liñ fi wax yëpp ak liñ fi def yëpp ay vidéo yiñ fi def ak yu kenn xamul dafa tax nit ñi ragal mais man je dis aussi que ni vaccin yi su doon gaañ wala bu doon rey duñ ko fi dugal comme indi nañ ko fi nag pour aar population bi nañ dem ñàkku ji moom moo gën man de bu ma gisee buntu dinaa dem ñàkku ji jërëjëf loolu leer na je pense que inscrire nga si plateforme ba noppi waaw inscrire na comme ni ko xëy voilà comme ni ko xëy na sénégalais yu bari defee donc ñu ngi sàkk aussi ci ñoom ñëpp ñu inscrire ci plateforme bi su ko defee ñoom aussi ñu mën a jot seen vaccin ndax man ci suma bopp en âme et conscience njortu ma ne xëy na état bu Sénégal bëgg nañu toroxal seenu njaboot ba tax ñu fi dugal loo xam ne daf leen di lor donc loolu jàpp ma ko waaw lu waay bañ golo nag seedeel ko gën bu gudd donc ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu inscrire ci plateforme bi su ko defee voilà ñu mën voilà comme ñu jàppale voilà dimbale suñu bopp si xeex bi dimbale njiitu réew mi si xeex beeg gouvernement beeg ñi nga xam ne xëy na ñoom lañ ci gën a mën a war a yërëm sax mooy personnel de santé bi nga xam ne saa su nekk dañ ci am ay jafe-jafe wax dëgg fa neex le personnel santé surtout ñooñu comme vacciné nañ leen rek c'est bon ñooñu vacciné wu nañ ñoom ñi nga xam ne ils sont exposés wax dëgg yàlla bu ñu vacciné woo rek baax na nañ dem daal vacciné wu moo gën incha allah alors jeexal nañu daanaka lan nga bëggoon dolli ci waxtaan wi xëy na loo xam ne bëgg nga ko leeral balaa ñëw tëj waaw di wax ne rek par exemple ci kaaw Ousmane Sonko bii nii na ci ñëpp def ndànk rek na ci ñëpp def ndànk parce que wax dëgg yàlla xamuñu la ca biir des deux côtés ñëpp mënuñu leen a blâmer mënoo jël lépp xëpp ko Adji Sarr mënoo jël Ousmane Sonko tam reproché ko pour ses manquements parce que je dis que c'est des manquements pour quelqu'un qui aspire à devenir président de la République d'un pays am na yenn erreur yoo xam ne nii doo ko def na nangu ne juum na torop moom ci boppam xam nga Pape Alé Niang moom VAR da lay rattraper toujours te VAR bu la rattraper moom dana doy waar yaa fi taxawoon wax yaa def lii VAR rattraper la nga ñëwaat wax kon am na yoo xam ne nii vraiment leader daf koy moytu man loolu moo tax ma naw sama leader Khalifa Sall parce que fi mu war a wax lay wax fi mu war a taxaw lay taxaw àddina boo ci nekkee bu ñu lay jiiñ dëmm doo soccoo yeeli liir fi ñu toll nii ils vont tout faire pour l'éliminer pour que 2024 du bokk ci élection ya kon nag muy moom muy keneen kuy dikkaat ku yabu rek def nank daal politique Sénégal daal moom def ci nank da cee baax trop di leen sant nag di leen gërëm ci invitation bi bien que miinuma yi mais xam naa ne à force d'être invité incha allah dinaa dem ba nga xam ne nii dinaa loolu di la sant bu baax Omar di la gërëm di nuyu waa ZAC di leen wax ne leen seen liggéey rafet na kontaan naa trop ci yéen jeunesse ADK
lii moo wane ne Khalifa mën na compter ci yéen Babacar mën na compter ci yéen parce que yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib au sein du mouvement kontaan naa torop ci yéen jërëjëf alors jërëjëf ndaxte loo madame Diop yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci disponibilité bi ñu ngi jaajëfal également ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon suivre ci suñu page ADK Facebook am nañu mbégte weccoog yéen xëy na dimanche bii di ñëw daanu gën a waxtaan ci yeneen actualité yoo xam ne actualité récente la ñu ngi ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi ñu ngi li ñu gën a ñaanal Ousmane Sonko bokk na ci lii ni nga xam ne dañu ko koy tuumaal mu bañ a nekk dëgg donc mu mën a delluwaat ci activité politique am mën a delluwaat ci njabootam amin yaara bi réew mi delluwaat ci jàmm gi nga xam ne moom la ñu amoon ci ginnaaw xëy na benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar donc ñu jàppandoor xàccendoor dóorandoor ñu ngi ñaan justice bu Sénégal ñu def seen liggéey waaye liggéey bu transparent liggéey boo xam ne également dafay lalu ci constitution bi nga xam ne xëy na moom la charte yi nga xam ne suñu réew moom la gàlloo ñu ngi wax ni jeunes yëpp nañu dal ndax mbir mi xeex du ko jeexal donc li koy jeexal mooy nañu dal ñu ñaan suñu borom def dal su ko defee rëq-rëq yëpp ay rëq-rëq la suñu borom dina ko jubbanti ci barke Yonent bi ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu ngi leen di remercier ñu ngi remercier la cellule de communication merci beaucoup jërëjëf